Chat Espagne ok Espagne سوليف وراكي رايحة بنت علاه تروحي لبرا كاين المرض كاين الفيروس J'en ai marre de la maison. Parce que moi, s'il y a le virus, je m'en fiche. J'ai envie d'attraper la virus, maman. Non mais oh. Bon, allez, moi je vais aller prendre les... Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sarah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yasfahu qawli. Mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi leen di ziaruk magal te di leen jox seen yéeguwaay comme ni ngeen ko baaxoo di ko koj seen émission bi nga xamante ne ni moom mooy coow li ci buntu teen bi gaañi amul bàkk la mbokk mi tey ñu ngi waxtaane thème bu doyo waar li ñuy waxtaane tey mooy Barça wala Barsaq gi nga xamante ne ni moom moo mujj doon li nga xamante ne ni moom mooy berkaay wala Barsaq maanaam dellusiwaat sa dëkk wala rek danga dee fa nga nekk mbokk mi Barça wala Barsaq wumpalew lu ne jamonoy coronavirus mbokk mi Barça wala Barsaq wumpalew lu ne coow la ju bari ju lëmbe woon Sénégal nit ñi poñe suñu borom ndax ne taal bu Théo Boy nu nekk nga koy ëppe ñëpp ne faaw ñu dem bitim réew ñiy jaar ci bato yi ñiy jaar ci suuf yi déggoon ngeen fi sax ñoo xamante ne ni dañuy dugg ci ay taatu avion lépp rek ci bëgg a dem bitim réew mbokk mi tey le 28 mars 2020 léeg-léeg mu boy waaye na muy boyee du neex boromam ndax yàlla kenn du ko poñe yàlla kenn du ko forcer seen thème taal bu Théo Boy nu nekk lañu koy ëppee pour mu boy moom mooy ñëwaat tey tout simplement parce que dañu ko laaj à l'unanimité internet yi ñëw bëgg ñu tegalaat leen ko ay ca vamos bu ñu génnee Sénégal suñu demee dinañu mën a saafaraal jafe-jafe yooyu mbokk mi xamante ne ni loo déggoon la te xamuloo dëggantaanu li mu wundu vidéo bi dama bëgg ngeen partager ko képp ku nga xamante ne ni am nga mbokk immigré moo xam ñëw na présentement mu ngi Sénégal wala bokk muy pare egsi Sénégal ndax feebar bi nga xamante ne ni moom moo xew ci àdduna bi mbokk mi daw ba rëcc ci ngóora la bokk gannaaw ba ñu dawoon génn réew mi ndax ay difficultés yoo xamante ne ni liir mu nekk ci biirub ndeyam ndey jay feebar impérativement dañuy ragal ne feebar boobu noonu mun na laal ci liir mi mbokk mi liir moomu boo ko jëlee séparé ko ak ndeyam te matagul comme mun na ko jural ay jafe-jafe ci jamono jooju la ñu toll mbokk mi tey nga dégg loo mës a dégg wala nga dégg loo xamante ne ni loo déggoon la te xamuloo dëggantaanu mbokk mi àdduna bi nekk presque à genoux maanaam sukk na ay oomam naj na boppam yuuxu na mu ngay jooy di yuuxu wallooy mbokk mi ndigim àdduna ci bopp moom mi ñu ëmb meññ ñu mooy yuuxu wallooy mbokk mi asma ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo nekk ci biir àdduna mu ngi mel ni rek liir mbokk mi umpalewul ne demin bi nga xamante ne ni moom la ñu deme woon ci àddina yi fépp ci àdduna la immigration bu nga xamante ne noonu moom la ñu wax immigration clandestine alors defe woon benn boom brang comme li nga xamante ne ni tey noonu la ñuy coowee li nga xamante ne mooy coronavirus mbokk mi tey ma bëgg ñu def taxaw seetlu boo xamante ne ni ci émission bi nga xamante ne ni moom la ñu tudde coow li ci buntu teen bi gaañi amul bàkk la mbokk mi comme ni ma koy waxee toujours ci sama waxtaan ci sama njëlbéenu waxtaan mooy yàlla daf na yaa ulul albaabi jërëjëf sama sëriñ maa ngi lay ziaraat
Serigne Mame Abdou Aziz nee naa la yaay Serigne bi ci baat yi nga xamante ne ni defaraat nga ko jërëjëf. kon képp ku nga xamante ne ni daan nga déglu baat yi si njëlbeen bi te gis ne amoon na loo xamante ne ni njëlbeen bi te gis ne amoon na loo xamante ne ni bokkut ak ni mu war a jóge na ngeen xam ne rek Mame Abdou Aziz Dabakh sunu kilifa gi moom moo fa jaaraat loolu la mbokk di jëriñ mbokkam pour wax leen ne nag émission bi c'est suivi par des hommes vraiment macha allah. mbokk mi comme ni nga xamante ne ni noonu laa ko waxee si boobu nga xamante ne ni fa la kumpa bu nekk li mu codé mu am ñu mu ko décodel si la ñu fëskee taxaw si li mu ñu décodel ñu daal di koy nag wasaare ci àdduna bi yëpp ngeen jotali ko. ñi nga xamante ne ni ay immigré lañu nekkoon bitim réew ñiy def fa moo xam 2 jours rek problème bi am. ñi def fa 100 ans après problème bi am ak seen expérience lu mu mën a jur ak ngeen partagé ko ak seen mbokki immigré ku amul mbokkum immigré am nga mbokk mu am mbokkum immigré ndax kat umpalew leen ne tey képp ku génnoon Sénégal wala nga dugg ci Sénégal yaa ngi ci ay jafe-jafe yu métte métti mbokk yi masseen coono gannaaw ba sunu borom codé mu jël li nga xamante ne ni moom mooy kiiraay bi mu muril ko ñenn. mbokk mi comme ni nga xamante ne ni noonu laa ko waxee ci sama njëlbeen wax ma ne maa ngi leen di ñaan vidéo bi ngeen seetaan ko bu mu jeex takk njëriñi kese moo ci nekk bu dee 3 jours la durée sax seetaan leen 3 jours yëpp ngeen partagé ko ak seen mbokki immigré ak seen expérience lu mu mën a jur. ak lépp loo xamante ne ni amoon nañ ko fa ak lépp loo xamante ne ni defaloon nañ ko nit ñi ak fu ñu mënti woon a jaare ba tey jii nii ñu nekk ci situation bi nga xamante ne ni mooy la situation actuelle bi àddina bi du dund ñoom am nañu ak jaaxle. mbokk mi ñi ci bari ci ñooñu seen jaaxle mooy benn bi rek seen njaboot kese. seen jaaxle mooy benn bi rek seen njaboot kese moom moo leen taxoon a dem moom moo leen taxoon a nekk àll. mbokk mi immigré kenn la ci kaw suuf koo xamante ne ni sunu borom gëm naa ne ab message am la gëm naa ne kenn la koo xamante ne ni sunu borom am na lu mu namm ci mission boobu nga xamante ne ni moom la ko dénk. immigré moom mooy liggéey bàyyi këram photo yi kiwiir yeeg télé extra plat bi yëpp di lekk ay ñam yu sedd ci àll bi. xamante ne woon dañu poñe woon seen borom ne ko ñun faaw ñu tekki ñii ne Barça wala Barsax tey ñoom ñoo wax ne Berkaay wala Barsax. mbokk mi ñooñu mënuñu taxawaat sax di wax ci fee yi ni mu demee woon mel ni que dañu leen di blâmer mel ni que dañu leen di indexé mel ni que dañu nekk di leen sikk ci li ñu defoon noonu waaye ab jàngat la boo xamante ne ni ñiy defagul li ni mel wala ñi fekkee jamono bii nii këram di lekk ay ndawal yu baax këram mënu fa def 1 mois yu mat sëkk bu ko fa defee bu ëppee rek mu dégg lu ko naxari. mbokk mi kon kooku vraiment c'est un missionnaire. mbokk mi immigré boobu nag tey moo nekk ci ay jafe-jafe moom la ñu bëgg a dalal ubbil ko sunuy loxo wax ko nan lay def face à ce problème. mbokk mi gannaaw ba ñi nga xamante ne woon dañu poñe woon seen borom ne ko ñun faaw ñu tekki. dajale est-ce que dajale woon nañ ko ci jamono bi nga xamante ne nii nit ñi ñu ngi dee ci immigration clandestine. mbokk mi boo musulee gëm ne politique la xanaa tey di nga gëm ne mbir mi xew ci coronavirus lu salte la. mbokk mi Afrique la ay doomam doon génn di dee ci géej gi. mbokk mi kenn tëjul jàkk mbokk mi kenn joxewul omo kenn joxewul saabu kenn joxewul ay edd kenn taxawulul dara kenn téyewulul dara mbokk mi benn nit deewagul fi. mbokk mi phénomène Barça wala Barsax boobu noonu juróon na fii ay jafe-jafe yoo xamante ne ni ay jafe-jafe yu doy waar la. mbokk mi nit ñi di dee comme
ay weñ. mbokk mi tey téléthon yi ñuy def mbokk mi jàngat leen ci corona Covid wala Covid 19 bi wala coronavirus bii nii fonds yi ñu jàngat ci ngir ëllëg moo tax dinañ taxaw tuuti ci phénomène Barça wala Barsax boobu noonu. rek ngeen téyewul dara mbokk mi benn nit deewagul fi mu nekk nii wala bu dee 10 personnes ñoo dee ci Afrique ci la toll. Occident tëj na lépp nee na nañ tëj lépp donc leer na leen ne Occident tey moom moo dirigé lu leen j'ai le cœur meurtri, j'ai envie de pleurer encore, j'ai le cœur qui fait mal, sama xol baa ngi sama àddina ngi jaxasoo, j'ai mal, j'ai aimé leader sama leader yi dama leen bañ. mbokk mi man maa ko wax lu mu jar ma jënde ko. boo ko essayé rek di nga xam ne am nga client boo dul yàkkale fen boo koy téye muy rey boppam moom parce que ragalul dee du tiit du raf du lox. bon imaginez leen fléau boobu nga xamante ne ni moom moo amoon ci immigration clandestine bi lan moo ko gën a garaaw kan moo amul mbokk mu deewul ci lu ne mel. bateau le Joola tubaab yi dañ je les déteste tous, j'ai envie de les fusiller tous et de les pendre, de les tuer. man cette envie boobu rek laa am actuellement nii. yeneen yoo xamante ne ni am na fi suñu njiit yi dem toujours te ñooñu mus ñu ñëw dooleel ñu ci li nga xamante ne ni mooy jafe-jafe yi ñuy dund fii nii ci Afrique. j'ai le cœur meurtri. mbokk mi loolu du lu ma sos lu am la te on l'a tous vécu dans le misère ñu muñ ko boole li ñu neex ak li ñu naxari tey tëj nañu suñuy frontière tere ñoo liggéey indil ñu ay jafe-jafe yu bari parce que loo xam Joola tubaab yi dañ ñuy yóbbu tribunal porter nu plainte ndax benn wala ñaari Suisse yoo xamante ne nii wala français ñoo ci dee. mbokk mi suñuy doom yépp dee ci biir géej gi kenn faalewuñu kenn wàlluñu. mbokk mi fàttewul leen je suis xawma nan hebdo vous vous rappelez de ça journal boobu nga xamante ne ni ak yeneen yoo xamante ne ni ko loo xamante ne ni mu ngi xaw ma fen. ah ok pandémie ah ñun suñu bos bii du pandémie ah boobu immigration clandestine bi ni mu rey ci a nit da nga ko xeeb li mu jur ñaata nit ñaata askan ñoo dee tey ma wax la loo mos ko dégg. mbokk mi tasaare leen vidéo yi. mbokk mi tasaare leen vidéo yi. vous savez pourquoi je vous propose de partager les vidéos? parce que ça peut aider des personnes. li may wax ni sax dugguma ci waxtaan parce que maa ngi wax ñi war a ñëw indiwaale ndof, ñi war a ñëw indiwaale ngànt, ñi war a ñëw indiwaale ñàkk, ñi war a ñëw indiwaale feebar bi, ñi war a ñëw dund fi nan laa leen di placer waa ci société bi insérer leen te duñu am benn problème mu xel. parce que c'est quelque chose que j'ai déjà vécu lu ma dundal ci au Sénégal depuis presque 4 bonnes années yoo xamante ne damay dem su ma demee ñëw fi toog fi 5 ans wala 3 ans wala 1 an wala 2 ans donc mun naa la wax loo xamante ne ni mun naa la préparer psychologiquement li la nar a dal ak li la nar a dund bu ko defee yow problème boo am yaa ko teg sa bopp bu boobaawee parce que préparer woon naa la aw ma chance bi nga am parce que man aw ma woon ku ma préparer mais comme yow am nga ku la préparer. ça fait l'occasion pour yow nga bàyyi sa xel ci li ma lay wax lu ko mooy rek di nga mat sa baaraam wax lu ko mooy rek di nga mat sa baaraam wiccax ba mu dagg. waaye balaa may ñëw foofu damay taxaw rek ci li nga xamante ne ni moom laa nekkoon sànq ma ne ba tey jii nii après 1 mois amul benn nit boo xamante ne ni dafa dee ci Sénégal Afrique bu ñu compter li ñu wax. d'après ñoom ñu ne ci coronavirus lañu deewee mataguñu 10. bi àdduna sosoo ba léegi lu nu mel nii mësu fi am mbokk mi am na ñu ngi koy dund mu nekk lu nga xamante ne ni coup théâtral bu doy waar la. moi je l'ai détecté et je l'ai compris dès le tout début. vidéo yaa ngi ci biir du fen heureusement date biñ koy posté la ñu say wax ak nañu ko posté di nga xam ne lii kii xamoon na ne lii théâtre la. mbokk mi gat virus la ñu deewe mataguñu 10 ay matuwaay yi ñu jël
kenn mosu ko xam si histoire àddina bi àdduna sosoo ba tey ji ni lu ne mel mosu fi am. gannaaw ba ngeen xamoon li xewoon si immigration clandestine boobu noonu ak li nga xamante ne ni moom lañ si dund ak li nga xamante ne moo si xew ak li ci dee ci Afrique ci àdduna bi sax laay wax politique bi ñu def si Ebola ak li nga xamante ne ni moom mooy coronavirus amul woon. donc fonds yooyu ñuy récupérer si loolu noonu ana moom quoi fu mu dugg quoi fu ñu ko dugal quoi lan lañ si jublu quoi lan la ñuy préparer quoi lan la ñu bëgg quoi fii la affaire bi nekk quoi. voir seen àddina ñëw léegi nii mais ñëw ngeen brusquement parce que dee ngeen daw donc Barça wala Barsax moo wëlbati ko nekk Berkaay wala Barsax mbokk mi moo xam ndax yow si avion nga jaaroon tant mieux xoolal fii moo mat a taxaw def seetlu fii moo mat a taxaw xalaat bu baax a baax a baax a baax mbokk mi waaye nag comme damay avancer. am ak askan boo xamante ne nii ñoom laa bëgg a dalal parce que ñu ngi ñëw ñeneen ñëw nañu déjà ce que vous vivez ceux qui sont déjà là vous l'avez vu vous êtes venus malgré vous n'aviez jamais prévu de revenir au Bercail mais vous êtes revenus malgré vous ñëw ngeen mosu leen woon a préparer à une éventuelle situation bu nga xamante ne nii ça peut te choquer dès ton premier arrivé kattan loo mën ak loo mënul di dimbali ay nit yoo xamante ne nii ñoom ñoo la taxoon a yëkkati la nga doon dund xam nga ko man xam naa ko ñemewuloo wax aw ma parce que ñemewul ñu jox suñu joom ñu solo wala suñu jabar mu solo ba rafet bu solo ba rafet boo laaj ñu ne moo ne mu ngi defar këram moo ne mu ngi yor njabootam moo ne ak njabootam ñu ngi dund. nga gérer yooyu yëpp di gérer ñoom di gérer sa jabar di tant mieux. moo xam ndax yow si géej gi nga jaaroon wala suuf si nga jaaroon moo xam ndax si suufu kapotu avion nga jaaroon ba yegg tant mieux alhamdulilah yegg nga dem nga teral sa njaboot mu la taxoon a jóg alhamdulilah ba nga yeggee gis nga ne foofu moom moo tane fii loolu la ñuy wax à chaque fois nu mu manti mel moom moo tane Sénégal. mbokk mi yaa ngi doon def sa kem kattan loo mën ak loo mënul di dim quelque chose d'humoureux nga ree di xaaxataay xam nga ça ne te fait rien quoi garaawul ba léegi nii wala toogeel nii mbedd mi ñi nga xamante ne nii da nga leen daan safoo di leen sagoo mbokk mi ñooñu koo si jege mu daw mbokk mi dañuy dem sax bay oote police ne leen am na koo xamante ne nii bitim réew la jóge si suuf si la jaare wala dafa nëbbatu wala mu ngi fii say propre mbokk allahu akbar ah yow préparé wu loon pour loolu waaw prépare-toi à ça yow mi nga xamante ne ni egseeguloo te ngay pare egsi donc loolu moo fi xew présent mbokk mi bi nga ne salaamaaleykum dañ la quarantaine dañu gis ne présentement nii yow mën nga yor feebar bi mbokk mi ña nga xamante ne nii ñoo la daan sagoo di la damoo mbokk mi ña nga xamante ne nii seen soxla moom moo nekkoon sa soxla dans un premier temps bëgguñu la jege li ñu lay njëkk a wax mooy bul joxe loxo andi sa tànk ba léegi yow yaa tane ki nga xamante ne nii andiwul xaalis yow yaa tane fuuf ki nga xamante ne nii ñëw na mais andiwul xaalis yaa ko tane parce que au moins am nga loo xamante ne nii andi nga ko ok donc ki andiwul dara il souffre mieux que toi donc frère yow mi nga xamante ne nii andiwuloo dara si yow laay njëkkee wax la loo xamante ne ni peut-être boo si sukkandikoo dina la mën a dimbali ba lii nekk jafe-jafe si société bi tey jii nii man la bañ a andil benn jafe-jafe andiwuloo gëmal yàlla quoi frère daan nga def ok defatuloo ok xewoon nga ok xewatuloo ok nan nga doon def sa xaalis amul solo mais dans la situation actuelle yow mi yorul yow laay waxal quoi yoruloo quoi ne t'auto-stresse pas quoi ne t'auto-stresse pas s'auto-stresser saa yi moo ko waxee rek mooy ngay teg sa bopp stress boo xamante ne ni kenn tugul ak yow yaa ko teg sa bopp
dem nga ñëw nga andiwuloo waxal alhamdulillahi rabbil alamin bi nga indee sa bakket waxal alhamdulillahi rabbil alamin bi nga indee sa bakket rabbil alamin bi nga indee sa bakket waxal alhamdulillahi rabbil alamin bi nga indee sa bakket te bul bëggaloo amul àdduna medd la te medd solo gi mu am tani ak saxi ñoom ñoo ko xam léegi nii bi may ñëw laa dajeex benn waay boo xamante ne nii il a perdu la tête dafa feebaru xel léegi bitim réew la nekkoon ma dajeex moom ñu jàmm sante saafonte mu may expliquer situation actuelle yi nga xamante ne nii moom lay dund moom def na fi presque 5 ans yaa ngi may déglu léegi li ngay dégg nii actuellement li ñu lay wax ni actuellement c'est ça la vie lii moom mooy àdduna naxar bi ngay am présentement nii loolu moom mooy àdduna bu mu la stressé bu mu la tax a rey sa bopp lekkal ci ceeb bi naan ci ndox mi moom def na fi presque 5 ans mu ne ma man daal dama waaru paa yi ma doon gis fii yëpp dee nañ loolu mooy nekk suñu thème bi nga xamante ne ni bu ñu génnee ci thème bi ci boobu la ñuy dugg paa yi la moo leen rey quoi mu ne ma xoolee te kër yi rafet yaa ngi nii kenn nekkatu fi seeni doom yi ñoo fi nekk seeni jabar ut yeneen góor dugal leen fi quoi mu ne man daal alalu àdduna xaw ma lu muy jariñ daal moom mu ngi xam loolu après bi mu dundee choc bi mu dund choc bu prolongé boobu noonu ba mu jural ko ay dépression mu mujjee dof ba doppooral quoi mu ne moom li mu xamul woon te mu xam que léegi ba situation bi mu nekk nii ndekete alalu àddina boobu jarul dara quoi armée li ñu waroon defar den la moo tax defaruñu ko quoi ñeneen lañ jël utal ko te ñooñu jotuñu sax tukki ji jotuñu sax ut dara ñooñu utuñu dara liggéeyuñu defuñu dara ñoom alal ji ñu liggéeyoon bàyyi ko fi ñoom la femme yi ñëw rek ne ay wax man daal alal ji laa bëgg bu fu ma jaamoo yàlla laa bëgg waaw jël benn waaye dugal ko fa muy wekk ay sabadooram di tëdd si non imagine loolu ki nga xamante ne ni mu ngi woon fii di jaay ay keccax ay géej benn femme ñëw gaare si ay tànkam ab oto nekk man dama bëgg fu ma jaamoo yàlla mu ne boo demee présentement si fële nga xamante ne ni moom mooy armeel yi nee na da nga gis armeel yi ni mu ñaawee mu ngi toj di jaxasoo te ñu waroon ko defar te foofu mooy kër gi nga xamante ne ni mooy kër dëggantaanu dëggante gi nee na toppatoowuñu kër googu noonu mais ñu ngi toppatoo li nga xamante ne nii moom mooy kër yi ñu bàyyi fii nii quoi te kër yi finalement li leen taxoon ñu ut ko jéeg yu rafet yeex kii yi ñu ko utoon yëpp kër yi léegi moo yàlla manqué wu ma dara góor rek laa manqué ka demoon rey ji boppam na mu amee na mu defe ba def boo dofee ngir loolu nga xamante ne nii duniyaa jiifatul mu ne àddina médd la te médd solo yi bi mu am tani ak sax yi rek ñoo ko xam bu la taxee dof après noonu lay demee yaa ngi topp si wéew boobu kon yow wax naa la li ma lay wax ba pare donc prépare-toi à une situation catastrophique nga dégg loo xamante ne lu day waar la donc loolu lañ lay wax di nga bàyyi jabar di nga fase jabar di nga fasewaat jabar dinañu la wax ne la yaa tàng xol yow yaa naxare deret neexuloo nekkal ñi nga joxoon sa xaalis ñu dóor la ñoom ñoo lay taf bu ñuy wax ko bon sa exemple la ñuy jël si yow ku mësul dimbali ay mbokkam yow la ñuy jël wax ne yow la donc préparé naa la mënuloo dégg xanaa lu gën a ñaaw lii reykatu nit nga di nga ko dégg njaalookat nga di nga ko dégg ku bon nga di nga ko dégg nga accepté lépp loo xamante ne ni dund nga ko wala lépp loo xamante ne ni wax nañ la ko si waxu ñaawteef accepté ko parce que prévenir woon naa la te dinañu la ko wax par force di nga dégg lu nekk yaa fi demoon amoo dara andi woo dara bu ñu sonal yaa sa tàngaayu xol bi kenn tegu la ko yaa ko teg sa bopp waaw yaa ngi nii xam nga waaw sa morom yi dem andi yow nga dem andiwuloo ñëw ko fii ba pare du ñu jaay ay kër yi tàngaayu xol di ñu jaay xol bu naqaree kërëb di la expliquer affaire donc loolu la dégg loo xamante ne lu day waar la da ngay xalaat si li ma la wax nii nga bañ a stressé wu nga accepter lépp loo dund man léegi sama yoon nekkatu si prépare-toi à ça loolu lañ lay wax loolu nga nar a dund kon jeex na man pare naa si yow maa ngi ñëw kii ñëw nag yor kooku laay waxal fi mu nekk nii kon
loo amoon jox ko caga ji foofu di nga ko dégg loo am mandé ko doo kii doo kërëb nangam sangam yooyu yëpp amaana ba di nga ko dégg te ki la koy wax nag mooy ki nga joxoon sa xaalis waaw loolu moo la nar a metti loolu moo la nar a dal loolu lañ la nar a wax donc préparé naa la un homme averti en vaut deux un homme averti en vaut deux donc je t'ai préparé yow nag soo bàyyee sama wax ji nag sukkandiku si leneen loo xamante ne yow da nga préféré mu nekk li lay sonal man léegi sama yoon nekkatu si maa ngi ñëw nag si ki nga xamante ne nii moom moo ñëw yor andiwaale as tuut attention bul fàtte ne si jamonoy crise nga nekk ah waaw bul fàtte loolu yow mi nga xamante ne ni da ngaa ñëw yor bul fàtte loolu bul fàtte ne si jamonoy crise nga nekk feebar boo xamante ne ni moo la dàq bitim réew andi la ñaata milliards nga def 490 milliards ñaata nga yor 1000 milliards ñaata nga yor 2000 milliards 400 000 milliards wala 4000 milliards loolu nga andiwaale ok te 400 000 milliards là vont être comme de la poussière, vont s'envoler dans l'air si tu fais pas attention. Comment? Non, 400 000 milliards là, ça va s'envoler dans l'air. Day naaw comme ab poussière. Waaw. Xam nga fu ma ko teg? Waaw. Xam nga fu ma ko teg? Parce que fii moom loo indi si xaalis nu mu mënti toll bu dee ku la ko lekkale rek ku la gërëm sant la indil la ay kii indil la ay projet tegal la mu ngi fi mais lii fi xaw a jafe kañ mooy projet bi réussir quoi léegi da nga bëgg projet bu réussir baal ma teg la si yoon seen cochonnerie yi nga xamante ne nii si la ñu nekk présentement kañ lañ si fas yéene arrêté kañ lañ si fas yéene pare donc xamuloo ko bu leen jaralee ñu rey Afrique yëpp sa 400 000 milliards yooyu noonu du jariñ dara parce que da ngay deewaale bàyyi ko fi donc soo ne salaamaaleykum yow mi indi 5000 francs yow laay waxal ba pare yoon bi def laa bett xamuloo woon ne di nga ñëw boo ñëwee bi ñuy def si coronavirus bi kañ lañ koy arrêté seen cochonnerie yi nga xamante ne nii moom la ñu nekk baal ma teg la si yoon léegi yow borom 400 000 milliards yi boo dégloo ki nga xamante ne nii moom moo indiwaale 5000 francs si poosam li ma ko conseillé kon yow di nga mën au moins nga xam si sa 400 000 milliards yooyu noonu lan nga si mën a def mais ba léegi aussi dafay nekk loo xamante ne dafa compliqué si moment bi ñu nekk nii parce que ndax seen politique bi ñuy def si corona boo ñëwee neel teg génneel téeméer bi denc 450 yi 4500 yi boo ne salaamaaleykum génneel téeméer bi nga denc 4500 yi maa ngi lay xamal ne la bu téeméer boobu jeexee ñoom dinañ la jox nga lekk dinañ la jox nga naan ba suur dama lay expliquer benn anecdote benn waay boo xamante ne ni danaan jox jabaram 500 000 tous les mois boo ko mënee da nga koy def parce que man nga ko buñ la waxee dolli da ngay dolli parce que mu ngi fi bu fi nekkee tu es obligé de le faire donc nga xam ne waa ji nga xamante ne ni moom yor na di def ngay gis muy def bu la waxee amul ah li olof yi di wax naan mbamba rey lu weer yéen bu ngeen dundee 1 mois di nga xam est-ce que réellement moom yor na wala yorul donc buñ la waxee doyul toujours da ngay dolli parce que man nga ko. tous les mois 500 000 tous les mois chaque fin du mois mu jox ko 500 000 mu ngi bitim réew léegi waa ji dem ba mënatul 500 000 yooyu noonu te jabar ji doon wax 500 000 yu doyul crise 2013 bi mu amee si crise 2013 boobu noonu alors vraiment waa ji mënatu ko boo ko mënee da nga koy def donc buñ la mbedd mi di la jox ay poti ndox ay poti ceeb ay sunguf meew ak yooyu nga koy dunde yàlla nañu yàlla musal si loolu fanaa def si ay fermeture def si pousse def si ay wëñ def si ay péngu commencé waat di jaay
maa ngi lay wax loo xamante ne ni ay ree la def mais boo ko defulee sax di nga yalwaani ji boo xeebee li ma la wax na moo man dinaa jógee Espagne wala Amérique wala Italie wala Japon ba pare ñëw fi naan dama jaay ay pousa ay péngu wéy di nga def lu gën a pire loolu feebar bii nii bu continuer li ñu bëgg ñoom bu ñu ko defee di nga yalwaani ji dinañu taxaw si mbedd mi di la jox ay poti ndox. léegi nag si durée boobu noonu nag ngay denc instant bi nga xamante ne ni moom mooy sa 4500 yi joxe 5500 bi yaa ngi toog ak ñoom bu togg jotee dinañ togg s'il faut ñu dem yalwaani ji nga bàyyi leen ñu yalwaani ji pour 4500 yooyu nga xool xam nga la moo tax mu bëgg nga xool bu ñu la wanee seen i vrai jikko pour 4500 yooyu noonu nga mën a daaj lu table boo mënulee daaj lu table nga ut plate jënd ko 400 francs wala 300 francs def si 2 xaalis boobu noonu denc ko xaw ma kañ lay doon mais di nga mës a dégg ñu ne la dem nga ñëw nga andiwuloo dara yaa ñàkk njariñ te la nga amoon yëpp ñoom nga ko jox. Prépare-toi, je te parle en connaissance de cause. C'est quelque chose que j'ai vécu. Le ma dund laa lay wax je te raconte mon propre histoire. Comment j'ai fait pour m'en sortir? su fait 5 6 1 an di nga dégg lu ni mel te bu la fekkul woon nga 4500 yooyu noonu denc ko attention ils sont prêts à tout. sa jabar dina dem bàyyi la say doom dinañ dem bàyyi la waa dëkk bi dinañ la xas ñëpp dinañ lay xas. donc mbokk mi attention hein? Un homme averti en veut 2 xaalis dégg rek doy. donc bu dee nag sa 4500 la yow yaa ko moom bu boobaa nga def si li ma la wax nii nga créer si sa business nga ut benn plate def si ay pousse def si ay wëñ def si ay péngu def si ay fermeture di wëy di jaay si dëkk bi loolu laa lay conseiller. loolu nag soo patienté ak ñoom 5 la andi nii wax la alhamdulilahi rabil alamin yaa ngi lekk ceeb yu neex yaa ngi gisaa sa gaay yaa ngi naan ataay yaa ngi noppaleku yaa ngi dallu te jeexewoo dara yaa ngi dund. duniyaa jiifatun àddina médd la. li ngay gis nii yëpp dañuy dee bàyyi ko fi si boo ko amee baax na di boo ko amee mu lew la ak a baax dund si luxe ak a neex. attention waaw xam naa li leen gën a téye rafetaayu bërëb bii la yéen a ngi Sénégal ba léegi Sénégal gars yi ñu ngi liggéey yéen a ngi si kaw boo fa defaatee 40 ans mënoo am lii immeuble yi doo ko am ñibbi si sa réew. bu dee ne yow da ngay liggéey di fayeeku di fay sa luyaas foofu di fay sa lekk di fay sa naan di dimbali sa askan fii noonu ngay dunde ba ilaa yow mi diin kon feebar bi la andi nii wax pour m'en sortir su fekkente ne nag yow da ngaa ñëw attention maa ngi dugaat si parti boo xamante ne parti bu am solo la. mu lew la ak a baax dund si luxe ak a neex waaye boo ko amulee bul sonal sa bopp. sonal bi ngay sonal sa bopp nag man moo ma tiital moom moo tax ma def vidéo bii nii pour éviter loola lu ni mel. mbokk mi yow mi nga xamante ne nii andi nga bëgg a investir éloigne-toi de ta famille et reste pendant 1 an éloigné d'eux. te amuloo laa wax de yow mi nga xamante ne nii amuloo lu leer laa la wax mais comment tu vas faire? li critique rek lenn daal moo critique mooy fan ngay dem si tu t'éloignes de boo leen soree fan ngay dem foofu la problème bi nekk. parce que man sens bi ma amoon mooy j'ai trop pensé à ce qui peut m'arriver à tout moment. donc ma ut benn bunker boo xamante ne ni dama ko préparer pour mën a bunkeriser wu foofu
fekkente ne dañu egg ci situation bu mel noonu mooy àll ba fa laa dem fàq fa dëkk foofu noonu toog foofu noonu pendant 1 an ba nekk nit parce que bu fekkee da nga ñëw andiwuloo dara boo suuboo ci biir nit ñi rek dof wala xaru ngay gën a jege wëy ñuy dof wala ñuy taal seen bopp loolu la de vous savez pourquoi je le dis toujours parce que dans chaque famille il y a minimum 5 personnes fii ci Sénégal minimum les familles vont jusqu'à 40 personnes par famille yooyu yëpp yow yaa leen war a gérer boo leen mënulee gérer ñu xas la xas yooyu la chaque personne di xas ci 40 personnes loolu boo leen ñooxoo rek daf lay rey quoi moo tax soo mënee loolu ñoom dañ ko def inconsciemment xoolal ñoom dañ koy def inconsciemment boo déggee ñu ne inconsciemment mooy lu nit di def ci loo xamante ne ni defu ko ci sagoom nekkul dañ laa bañ de mooy bu ñu demee ba ñëpp xiif ba ñu war a lekkante yow yaa fi nekk ki yor lekk gi yow la ñuy song yàlla tere ko wax naa ko démb ñii di gàng feebar bii nii bés bu explosé woon tey jii nii ñii dëkk fii ñëpp dañ leen di rey lekk leen sàcc ñëpp dañ leen di rey lekk leen sàcc seeni xaalis ñëw dajji ko pour mën a dund lu fi nekk ñu jël ko loolu gis nga ko Xadafi la mu dencoon ña nga xamante ne nii ñoom ñooy kilifa Tunisie ba yaakaar naa Bouteflika la ña nga xamante ne nii ñoom ñoo jëloon seen xaalis yi def ko ci seen kër yi def fa ay souterrain yoo xamante ne dañ ko def xaalis ba mu fees ba ñu dawee dañu dem loxoy neen la ñu dawee bàyyi fa alal jooju yëpp quoi. donc sois confiant relax souffle xoolal na sa xel dal tuddal yàlla nga dund loo xamante ne ni ci sa teeg bakken nga koy dund. kon mun nga comprendre ne alal bi amul vraiment importance boobu dund gi moom moo ko gën a am solo quoi sa ku wér moo gën a am solo sa nekk moo gën a am solo sa xel moo gën a am solo nga dund tranquillement moom moo gën a am solo mbokk mi yaa ngi Sénégal donc del bàyyi xel ci loolu alal ji boo ko jëlee jiital ko maa ngi lay giñal ci alxuraanu karim ne sa xaalis sa àddina dina yàqu yaxeet moo waral ñi daf ñi taal seen bopp te da ngay dee bàyyi ko fi donc sois confiant ay ko ak te ak ñi nga xamante ne ni dem nañ bàyyi fi seen alal dee nañ fi mu nekk nii bàyyi fi seen alal quoi donc alal jooju nee na lan lay jëriñ exactement quoi c'était pourquoi quoi lu taxoon mu bëgg ko quoi gannaaw bi mu gisee ñi nga xamante ne nii actuellement nii dem nañ ci kër googu nga xamante ne mooy këru dëgg gi bàyyi fi alal jooju noonu quoi tu vois ce que ça fait donc mbokk mi yow présentement xaalis bi nga bëgg attention boo ko amulee bu mu la stressé boo ko amee utal ci dëkkuwaay yu rafet yi boo ko amul ci sa teeg bakken nga koy dunde boo defulee loolu rek di nga dund loo xamante ne ni oh après da nga naan oh my god waaw parce que moom la mooy ki ma dajal léegi mu ne moom dafa yéex a conscient dof la boo xamante dafa dof ba dopparal mais ne dafa yéex a conscient que ne xaalis bi mu bëggoon ba li mu bëggoon def ak ñi taxoon moom mu bëgg ko def ñëpp après dem nañ bàyyi ko ak te ak ñi nga xamante ne ni dem nañ doon na ko 500000 doyul mu doon bëgg a yow ko 500000 parce que am na ko ba crise bi ñëwee amatu ko dafay taxaw mënatu ko joxe muy commencé di wàññi 500000 yi ba mu nekk 100000 francs te mu gis ne moom li ko gën a jaaxal mooy boo ko amulee garaawul cela va sans dire la vie continue amul problème no matter waaw amul problème soo ko amulee parce que nag nit ku nekk lu mu am rek loolu lay joxe moo tax ma ne la boo ñëwee ba joxe 4500 yi boo fi defee 1 an dinañ xam ne kii amul maa ngi lay wax histoire waaja doon joxe jabaram 500000 tous les mois fa laa yemoon ba mu demee ba crise 2013 bi ñëw fekk jabar doon na ko wax mbokk mi yaa ngi toujours Sénégal te moom li ko gën a jaaxal mooy 500000 la doon joxe femme bi di wax doyul mais bi crise bi ñëwee mu gis ne femme bi ak 100000 francs yi mu ngi siy gérer ba mu demee ba fañ koy liggéeyee ñu fa mu doon liggéeyee ñu dàq ko mu ñibbise bi mu ñëwee mu ngi andi 450000 bi mu andee 450000 yi mu génn si dépense su 4 mois
bi 4 mois yi demee bay jeex jabar ji jël na si xaalis boobu di jaay lan nga incarné femme bi nga koy takk affaire kaaw nga ko incarné affaire am nga ko incarné woon ah da nga ko dosé woon ah da nga ko doon jaay tiitar ne ko kaaw bi nii kanam nga non yow sa kaa yow dootoo ko defati yow non yow moom dootoo ko defati moom yow mi nga xamante ne nii noonu nga amee woon sa jabar yow wa tànn jabar ji gën a rafet parce que xaalis nga amoon quoi yow dootuloo ko defati yow kooku day dem yow prépare-toi yow crise bii dépend yeah man il se dépend mu ngi dépendre lan nga incarné femme bi nga koy tàgg kañ ah donc loolu laa lay wax jigéen ñi ay jàmbaar lañu ñu baax lañ boo leen wanee ne da nga am ñoom ñu lekkale la li nga am boo leen wanee ne manuloo tamit ñoom ñu jàppale la si li nga am loolu lu leer laa la siy wax mention très bien aux femmes. It depend yeah man it depend mu ngi dépendre jaay di def business di kii ba ñu di si lekk di si naan si la nekk ba di si dund présentement bi 2013 passé mu def balance autocritique ak synthèse xam ne ah man li ma doon dund bitim réew ndekete xam nga yàlla buy defar dafay mel ni ko kuy yàq yàlla buy defar dafay mel ni ko kuy yàq alors lu ni mel bi mu ko dundee mu door a xam ne ah man kañ lu yóbbu italien yi yóbbu américain yi yóbbu français yi en 24 heures ñuy am ay 1000 morts yow moom loolu mënu la fi bàyyi yow donc xamal ne sa jabar day dem di nga dund safara yow mais xam nga je veux pas te perdre si je dis je veux pas te perdre dama bëgg wax ne malgré situation boobu na yow dama lay jël recycler la dama lay récupérer waat comment je vais te récupérer accepte la si tu acceptes la situation telle qu'elle est mun na oyof accepte la situation telle qu'elle est accepte la situation telle qu'elle est c'est une situation déjà vécue dund nga ko léegi ne te tue pas ne t'alarme pas ne te lamente pas ne souffre pas brother xoolal accepte la situation telle qu'elle est si tu acceptes la situation voilà si tu acceptes la situation telle qu'elle est mun na oyof comment tu vas faire c'est trop simple man xoolal yaa ulil albaabi mbokk mi yàlla borom xel yi lay waxal mbokk mi ñam nga ko soxna si xoolal tripoté nga ko xoolal yeew nga ko xoolal chaîné nga ko xoolal tàpp nga ko raay nga ko xoolal def nga ko li nga bëggoon a def yëpp pendant 1 2 3 bëggatul toog foofu noonu parce que la ko fa doon téye mbokk mi ceenu bak moom nga kii bu bëggee dem kii bato bu xaw ma lan ceenu bak moom moo koy xëcc waaye bu demee ba nga xamante ne ni compliqué na mbokk mi bu boobaa wee li koy téye mbokk mi attention li koy yóbbu lu yéeme lay doon wëy gis nga bu bëggee dem li nga bëggoon a def yëpp pendant 1 2 3 4 5 10 ans mais doy na nag moom rek du fi jigéen wàcc ko fi nga dem seeti ji keneen su fekkente ne ni def la bëgg indil ay ñol-ñol mbokk mi retire-toi xoolal retire-toi recule pour mieux sauter su situation bi tolloo foofu accepte la situation mbokk mi xoolal bëgg ko téye du ko teree dem su fekkee boogu bëggul toog parce que bu fa dara ne lay doon wëy gis nga bu bëggee dem non bu bëggee dem moom mënatuloo ko téye quoi donc boo ko xamee noonu affaire bi mun na yomb ci yow loolu daal mooy li nga xamante ne ni moom laa lay digal bu bëggee dem bàyyi ko mu dem parce que mënatuloo ko téye parce que gisatul dara lu dul dem am na keneen lii nga ko daan téye loolu nekkatu fi accepte la situation tuddal yàlla te xam ne lu mënut a ñàkk foog mu am xoolal
su fekkente ne tu es zen tu es tranquille sa bopp normal na di nga am keneen koo xamante ne ni soxna la dina la jaamu ràmm la toppatoo la te du ngeen am benn difficulté koo xamante ne nii daal soxna la bëgg doon soxna waaw su fekkente ne nii daal soxna nga bëgg bu koo xamante ne nii moom la teg bët am na keneen koo xamante ne nii moom lay gën a gis ku dul yow parce que kat li nga xamante ne nii moom nga ko daan téye di sori ba sa xel ñëwaat bu sa xel ñëwaatee rek nga dellu si ak ñoom te nga accepter situation bi telle qu'elle est surtout accepter la situation. Important si mbir mi mooy il faut que tu te retires soo gisee ne situation bi mu ngi nekk situation boo xamante ne ni situation bu alarmante la au sein de ta société soo ma waxee ta société bàyyiwuma kenn fii la gën a ñi la gën a jege ñi la gën a sori bu ñu la indee ay ñool-ñool confinement demal nga dugg sa kër nga dem foo xamante ne nii da nga leen di sori ba sa xel ñëwaat te ne nii daal soxna nga bëgg bu boobaawee di nga am koo xamante ne nii dina la toppatoo lijjanti la te du am benn problème yoral la say affaire lijjantil la say affaire dimbali la jàppale la nga dund loo xamante ne nii àjjana lay doon waaye su fekkente ne nii nag du loolu attention da ngay dof te du ko jarati léegi li nga xamante ne nii nag moo gën a am importance si mbir mi surtout accepter la situation telle qu'elle est parce que kat ceenu bato bu bëggee dem ah mais ceenu bag sax mënu koo téye waaw buy ñëw nag comme niñ koy waxee ay buumi fàll moo koy ñoddi waaye bu bëggee dem moom ceenu bag sax mënu koo téye waaw buñ demee ba yegg si situation boobu noonu soo fa bëggee nekk ne da nga koy bëgg a téye foofu la say problème di doore foofu la que bii topp ci bii tamit bu yéeme la li rey sunu paa yi après coronavirus li tax ñun sunu paa yi dee ñoom ñëpp mairie rek des fi actuellement nii ndekete yoo coronavirus yàgg na dugg Sénégal te xamuñu ko man maa lay jox ay esthétique yu wóor yuy wane ne coronavirus yàgg na fi dugg te ñun xamuñu ko wala bokk dañu kaa yéex a seetlu kon mbokk mi bul kocc bi topp ci bii lee nii noonu boo ko utiliser rek di nga mën a nekkaat te di nga am koo xamante ne ni moom moo gën kooku nga ñàkkoon noonu parce que nag bonheur nekkul si li nga yaakaar mais mu ngi nekk si am jàmm di dund no stress donc maa ngi lay digal bu demee ba situation bi nekk foofu noonu na nga nag moytu bu baax a baax mbokk mi lii laa ne woon mënuma leen ko ñàkk a yegge xanaa nag ngeen kocc bii topp ci bii parce que bii wa huwal aliyul azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salaamun ala mursalina walhamdulillahi rabbil alamin yal na yàlla sunu borom sàmm ñu aar ñu lax ñu fa yàq eggul aywa bul fàtte de bi topp ci bii bul kocc bi topp ci bii leen nii aywa asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bismillahi rahmani rahim allahu la ilaha wal hayyul hayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawmun lahu ma fi samawati wa ma fil ard man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi iznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyuhu samawati wal ard wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim